lépp loo xam ne rek Sénégal la nga koy wéccoo ak waa bitim réew mbéy bu noor nag am na ci place bu am solo moo tax ay produits yoo xam ne rek yooyu la ñuy jaay bitim réew demee nii maanaam ay produits mbéyum noor ay légumes lu war a sell la bu baax a baax moo tax direction de la production des végétaux ñu di ko wooyee DPV mu ngi xool bu baax a baax mbir moomu le dañ déglu ki nga xam ne moo di docteur Faye te yore laboratoire ci DPV. naka jekk DPV day gunge producteurs yi nga xamante ne ñu ngi fépp ci Sénégal moo xam ban filière la ñuy yëngatu DPV day ñëw taxawu leen pour ñu mën a produire qualité pour jaayee ko bitim réew wala pour jaay ko ci biir réew mi waaye loolu yëpp mu ngi jëm ci aar doomu aadama bi nga xam ne moom mooy jëfandikoo li ñuy bay ci biir dëkk bi donc projet boo xamante ne day ñëw pour inciter nit ñi pour ñu defar qualité rek loolu moom DPV daf koy rafetlu te lépp lu ñu ci mën daañu ko ci def ba mu réussir voilà. merci. xam nga ne nag qualité mbéyeef boobule ak wér-gu-yaram doomu aadama yi kenn mu leen a tàggale ndax lu sell boo ko lekkul mënoo am wér-gu-yaram contrôle bi ñu war ko def ci anam june moo tax kuréel àddina mbootaay xeet bi nga xam ne moom lañ tudd Codex Alimentarius daal di digle benn projet boo xam ne rek ñi nga xam ne rek ñooy privé dañuy dugal seen loxo ci biir ndax maanaam saytu bi gën a oyof ci ñi nga xam ne rek ñooy waa nguur gi am na benn comité de pilotage boo xam ne nag moo boole Sénégal ak Mali dañ déglu ki nga xam ne rek moo di Abdoulaye Ndiaye di point focal bu projet boobu la ci Sénégal. atelier bu ñu dajale fii lu am solo la ci gouvernement Sénégal parce que comme ni ñu ko xamee adduna bi léegi lépp lu fi jaay ak jënd surtout lu jëm ci maanaam denrée alimentaire ak produits agricoles ay normes moom moo koy organiser normes yooyu nag mën nañ ni ku ci nekkul daanaka mënoo nekk ci marché bi donc c'est vrai fii muy Sénégal di Mali ay efforts yu bëre autorités yi def nañ ko pour un peu faciliter accès produits ci marché international mais nag comme ñun consommateurs yi ñuy gën a exigeant de plus en plus programme bi Codex indi dafay maanaam dëgëral li ñu naan autocontrôle nag du nag mooy en fait contrôle bi nga xamee ni que entreprise yi ñoom ñoo koy defal seen bopp d'abord parce que bi ñu xoolee gis nañ que ni entreprise yi bare au niveau des pays muy ñëpp nag pays développé pays en développement entreprise yi bëri na bëri bu nga xamee ni que autorité compétente yi service officiel yi mën ñu fa nekk tout le temps donc moo tax ñu bëgg capacité ces entreprises ba contrôle yooyu ñuy def véritablement autorité compétente yi mën ko utiliser daañu ko mën utiliser pour les catégoriser maanaam xaajal leen xam ñi si ñi nga xamee ni que am nañu yenn moyens yi xëy na daañu mën def qualité daañu leen mën identifier ñi nga xam ne daañu soxla ñu leen di appuyer daañu leen mën identifier bu ko defee autorité compétente bi dana gën a mën a organiser liggéeyam pour intérêt vraiment réew mi. projet boobu nag ngir doxal ko nu mu waree faw ñu waxtaan ak ñi nga xam ne rek ñooy acteurs yi maanaam ñi seen loxo nekk ci biir man di baykat yi di transformateurs yi ak ñeneen moo tax ñu war leen a jàngal lépp loo xam ne rek dañ leen war a dimbale ci liggéey boobule am na lël nag bu def loolu daree fukki fan ak juróom-benn ba fukki fan ak juróom-ñeent ci weer mai bi ñu nekk nii ci Ndakaaru nañ déglu Cheikh Ngane di président coopérative fédérative des horticulteurs. li ñuy soxla ci nit ñi mooy li ñuy wax xoddeeku bala ngaa lakkle c'est-à-dire li tubaab di wax autocontrôle mooy tam nga am ci sa xalaat boo xam ni foo toll yow li ngay def yaa koy jéem a ñoŋalal sa bopp di ko saytu di ko wattu ba nga xam ni balaa li ngay yore yépp lu ñuy lekk la luy dem ci ay biir la te loolu dañ ko war a surveiller parce que dañu gis ni ci àdduna bi li nit ñi di lekk am na ay yàqu-yàqu yu muy def ci nit ñi lu bëree képp ku koy nekk nag ci chaîne boobu ak foo ci mën a toll war nga mun a am xam-xam ak mën a am nooy toogee nooy taxawee noo xam ne déjà da nga koy tàmbalee ci sa bopp ci point bi nga nekk loolu mooy autocontrôle boobu day tax organisme état comme DPV ñiy contrôler nga xam ne mënuñu taxaw ci bopp ku ne tout le temps ñu nekk sa wet di contrôler dinañu xam ni comme nit ñi léegi ñi ngi def loolu autocontrôle boobu ñoom seen liggéey dina xaw a wàññeeku. lël boobu nga xam ne rek maanaam ñu bare la booloo demee ni technicien ay ñi nga xam ne ñooy saatukat yi di ay béykat yi ak ñi transformé ak ñi lekk ay légumes ñoo ñëpp
bokk nañu ci lël bi sottan dafa xalaat dañ déglu ki nga xam ne moo di Yaba Ndiaye moom transformatrice la ak Souley Ndiaye moom nag auditeur la. li ñuy defaree fii day manqué qualité te qualité boobu la ñu bëgg a régler ba buñ koy lekk mu ànd ak xel mu dal li ñu war a jël di ko jéggaani di ko jëndee ci beneen produit bu jugee feneen xaalis bi des ci biir réew mi mu nekk économie boo xamante ne day stable buñ ko sopparnee ba pare ba nga xamante ne am na lu mën a génn bitim réew buñ koy yóbbu foofu suñu moroom yi ñu africain yi ñu fay taseel ñu mën a partager ak ñoom part de marché yooyu noonu. parce que tey produit yi nga xamante ne dañuy def ñun ñu yóbbu ko Europe par rapport ak produit yu jógee au niveau du Maghreb y a une différence et yaakaar nañu tey ak APTV bi dina dindi différence boobu noonu. waaw ñun ay auditeurs lañ dañuy ñëw di ci tool yi ak ñi bëgg a jaay seen li ñuy béy yëpp bitim réew pour ñëw contrôler que xool ndax ñoom li ñuy béyee affaire yi méngoo naag ay normes yoo xam ne ñi koy jënd biir Europe loolu lañ leen laaj. suñ ko xoolee saytu ko ba mu méngoo dañ leen di jox certificat bu tudd Global Gap mbala bio mooy ngay bay loo xam ne amul benn engrais amul benn posoñ waaw pour kii ko loolu mooy suñu liggéey léegi nag ñun dañu invité ci atelier bii nga xam ne waa DPV ñoom dañuy def ay contrôle ñun aussi dañuy def ay audit de certification foog nañ ne suñu liggéey waa DPV mun nañ ko jëriñoo parce que bu ñu leen waxee ne entreprise yi nii ñoom li ñuy béy yépp dafa conforme par rapport ak normes yi nga xam ne ñiy jënd seen produit ñoo leen koy imposer muy dine ñoom duñu utiliser ay engrais bu bëri ay pesticides bu ñu koy utiliser dañuy suivre ay normes bu ñu confirmer loolu DPV mun na wax ne kon ñii am nañ benn audit bu confirmer que ne ñoom li ñuy def ma ne c'est conforme par rapport ak norme mun na tax waa DPV wax ne ñii duñ leen contrôler lu bëri. gannaaw bi nga xam ne nag wéccoo bi def nañ ko diggante maanaam ñiy jàngale ak ñiy jàng maanaam ak participants yi le professeur Diouf ki nga xam ne moo di directeur Codex Alimentarius yëkkati na kàddu bu am solo jëmale ko foofu ñaax nit ñi ñu dugal seen loxo bu baax ba ci mbir moom le ndax suñ réew mi am na ci lu bari loo xam ne ñu ngi koy xool. projet boobu nag ndànk-ndànk nag mu ngi wéy ndax Sénégal ak Mali bu fekkee ne ñoom réussir nañu test bi projet bi dinañ ko lawal mu dem ci yeneen réew mu continent kon nga xam ne rek taxawaay Sénégal ak taxawaay Mali war na am solo bu baax waaye ci mbir moom le producteurs yi ak consommateurs yi ñooñu ñu ngi taxaw tem di xaar am produit bu sell boo xam ne rek dañ koy jëmal seen gémmiñ te nga xam ne rek seen wér-gu-yaram nag aju na ci loolu. te xam nga ne wér-gu-yaram nag kenn amul njëgam te lépp lu ci doom daa adama def rek pour mu gën a ñëw rek doyut